asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen suñ mbokk internet yu ñuy suivre ci seen chaîne YouTube bii di MVision fu ngeen mën ci nekk ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sargal di rafetlu aussi ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne comme niñ koy defee tey dañoo ñëwoon bëggoon waxtaan ak yéen ci benn série boo xamante si ni yaakaar naa fii Sénégal kenn dootu ko fa présenté mënoo wax ñetti série yi nga xam ne ñoom lañu gën a suivre te tuddoo ko wala sax bu fekkente ne moom mooy bi jiitu donc muy série bi ñuy wax Pod et Marichou nekk série boo xam ne aussi série bu ñu xam la yaakaar naa kenn dootu ko présenté parce que ñoo ngi ci seen 3e saison def nañ saison 1 saison 2 def saison 3 kon donc série bu yàgg la léegi mu commencé durer ay at je pense que les Sénégalais yi ñu ci ëpp xam nañ ko te ñoo ngi koy suivre aussi donc mu nekk série boo xamante si ni aussi je pense que moom la ñu gën a suivre parce que boo xoolee Marodi mi nga xamante si ni moom moo koy produire moom mooy chaîne YouTube bi ëpp ay abonné fii ci Sénégal am na plus de 1 million abonné donc kon série boobu nekk na série boo xamante si ni Sénégalais yi bëgg nañ ko aussi ñu ngi koy seetaan boo xoolee aussi nombre de vues yi série bi di am épisode bu nekk dana am 1 million de vues gën gaa tuuti am na yu koy ëpp sax donc kon loolu Sénégal ñoom rek ñoo ko fiy am kon mën nañ ne Pod et Marichou mooy série bi nga xamante ne moom la ñu gën a seetaan fii Sénégal parce que Marodi mi nga xam ne ñoom ñoo koy produire ñoo ëpp ay abonné mais aussi seeni épisode ñoom ñoo ëpp ay vues kon donc mën nañ ne Pod et Marichou mooy série bi ñu gën a suivre fii ci Sénégal donc série boobu ñu gën a suivre ci Sénégal nag dafa am lu yéeme loo xamante ne moo ci am. moo ci xew mu nekk loo xamante si ni aussi waruñoo toog di ko seetaan ñun Sénégalais yi en tant que doomu Sénégal mais en tant que surtout jullit parce que Sénégal bu ñuy wax pays jullit la parce que nee nañ 95% yi ay jullit lañ ci si des peut-être ay chrétien lañ ci chrétien yi aussi am na lu ñu gëm donc diine yi bokkul mais li ñu gëm ñoom ak la ñu gëm daanaka benn la parce que lépp ci yàlla la jógee kon donc seen série boobu bari na ay défauts yoo xamante si ni am na ko. te lu ñu war a taxaw seetlu la lu ñu war a xoolaat la comme que ñoom ñooy série bi nga xam ne moom la ñu gën a suivre fii ci Sénégal seen chaîne YouTube mu ëpp ay abonné fii ci Sénégal donc war nañu xool bu baax a baax li ñuy def xam ka ne Sénégalais yi dañ leen bëgg li ñuy jox ñu bàyyi ci xel Sénégalais yi xam ne aussi ñu leen di seetaan dafa bëri te jeunesse bi ñoo ci ëpp parce que ñoom boo xoolee seen série bi daanaka ñëpp ay xale la ñoo ciy nekk Marodi aussi boo xoolee seen équipe ñëpp ay xale la. te YouTube aussi xale yi ñoo ci ëpp donte mag ñi aussi ñu ngi ciy dugg donc li ñuy def nañ cee bàyyi xel bu baax a baax mais boo xoolee ñoom daa mel ni loolu opportunité boobu yàlla jox leen jugun pour jariñ seen pays parce que mënoon nañ cee jariñ réew mi mënoon nañ cee jariñ diina ji mënoon nañ cee jariñ Sénégalais yi mais au contraire dañoo jug pour yàq parce que boo xool Pod et Marichou doo xam carrément lan mooy seen objectif parce que saison 1 li ñu ko doon joué daanaka boo xoolee bokkul ak li ñuy joué saison 2 nga xool saison 2 li ñuy joué bokkul ak li ñuy joué saison 3 donc ñoom ngay laaj des fois ñoom lan mooy seen objectif dafa mel ni que ay xale la yoo xamante ne dañoo dajaloo jël seeni caméra amul luñ def ñu nañ tourner série di tourner noonu rek saison bu ne ak lañ koy tourner. tamit li ma xamoon ci série mooy continuité la scénario boo xam ne da nga koy bind ba pare nga teg muy dem ba keroog ni muy jeexee mais Pod et Marichou bu fekkante ni nii lay demee mën nañoo dem ba àddunay tukki ba acteurs yi fi nekk sax dee seeni doom ñëw di jouer te série bi du jeex comme ko ñoom chaque saison ñu indi série bu bees indi histoire yu bees indi ko amul baay ku bees indi ko amul yaay ku bees dugal ci yu bees donc loolu ñu koy seetaan day jaxase seen bopp. aussi loolu amul benn njariñ série man pour man da ngay bind scénario bu correct ne lii mooy scénario bi fii la commencé fii la jeexee peut-être ñu dem ba ci biir nga gis loo xam ne war nga koo yokk nga yokk ko wala nga wàññi ko mais loolu ngay yokk wala loolu ngay wàññi warul nekk loo xam ne day fës trop ci scénario bi ba yàq idée originale bi donc kon ñoom man problème bi mu njëkk am foofu mooy ñoom seen objectif carrément ci ban côté lañ bëgg a jouer ñan lañ bëgg a waxal doo ko xam parce que saison bu nekk ak ña nga xamante si nii fa lañ jëm. beneen bi ki topp boo xoolee mooy que ni Pod et Marichou mën naa ne yu bon rek lañ ciy joué ay franc-maçon ay ëmbalante et tout ça ay kii siif na nit
yoo xamante si ni amul benn njariñ. Donc waa Marodi ñu ngi leen koy jiiñ nee nañ franc-maçon ñu nekk ci seen ginnaaw ñi ne góor jigéen ñoo nekk ci seen ginnaaw, mais man duma wax benn dëgg la, mais war nañoo xoolaat ñan ñoo nekk ci seen ginnaaw, parce que ñoom am nañ matériel déjà ñuy jouer seen acteurs yi ñoom ñëpp am xaalis pour le moment nii, ñoom ñëpp salaire bu baax lañ leen di fay, seen production dafa baax, caméra yu baax lañ yor, machine yu baax lañ yore, donc seen sponsor yi aussi dafa bari. te dëkk bi boo xoolee entreprise yi fi ëpp franc-maçon yi ñoo ko moom. Donc boo gisee benn série boo xam ne war presque sponsor yi nekk Sénégal yëpp fa lañ dem, sa xel war naa mën a ñëw. te moom du mooy série bi nga xamante ne moo fi ëpp sens, peut-être moom lañu gën a seetaan, mais Idole moo ngi fi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moo ëpp sens fuuf Pod et Marichou bi. Donc pourquoi pas ñu dem jàppale ñooña, mais defuñu ko. donc dañoo ñëpp dañoo buub ñëw ci Pod et Marichou. donc waa Marodi TV kan moo nekk ci seen ginnaaw? Parce que seen série yi jàngalewuñ ci diine, jàngalewuñ ci islam, jàngalewuñ ci aussi réalité sénégalaise. donc ay réalité man xam nga ban dëkk lañuy jàngale ak philosophie ban dëkk lañuy jàngale, mais ñoom li ñuy def Sénégal gisu ci boppam. donc kon ñan ñu nekk ci seen ginnaaw seen xaalis boobu, parce que ñu booy xool bu ñu tourné palaas yu luxe, oto yu luxe la ñuy yor, donc et tout ça ak seen sponsor yu bari yi nga xam ne entreprise yu mag yëpp ñu ci ñoom. donc loolu war nañoo taxaw xoolaat dañ ñoo nekk ci ginnaaw Marodi, est-ce que amul ñu nekk ci seen ginnaaw di leen def loolu yu bon yi nga xamante ni waa Marodi ñoo ngi koy def. mais bi ki topp damay ñëw ci danger wala inconvénient yi nga xamante ni Pod et Marichou am na ko te mi ngi koy dugal ci biir société sénégalaise. bi ci njëkk mooy Pod et Marichou boo ko seetaan dañ lay jàngal ka ni njaaloo moom dara nekku ci, man ngaa fekk koo xam ne takkoo ko takkaanoo ko nga dem ëmbal ko, parce que loolu dañ ko commencé depuis saison 1. Pod ëmbal na Eva, Pod ëmbal na Betty, Sir ëmbal na Nabou, papay Marichou moo ëmbal yaay Sir ba Sir judd. donc kon série bi boo xoolee pour nga gis ci koo xamante ni aussi Duudu papam dafa ëmbal yaayam pour moom mu jot ci ñoom ñëpp kenn takku ko ci, kenn juddu wuti ci yoon. donc 5 personnes ñoo ngi noonu ñoo xamante ni kenn juddu wuti ci yoon. donc kon ñooñu ñuy jàngale foofu mooy que ni mën ngaa nekk ci buumu sëy dem di njaalowaat ak keneen ba am ci doom. allahu akbar. te loolu ñu du suñu réalité ñun Sénégal yi du suñu réalité en tant que jullit. bi ki topp mooy mën ngaa bañ a takk nit ki ba pare te amoo jabar wala amoo jëkkër nga dem njaalo ji am ci doom. kon donc waa Pod et Marichou lu ñuy jàngale seen message te loolu bokk na ci message franc-maçon yi mooy que ni ku neex waaye ca dëkk yàq jullit ñi, parce que njaalo bokk na ci li nga xamante ni moo gën a sori nit ki yàlla, parce que boo ko dee def yow pour jaamu yàlla dootu la yombati. moo tax ñoom seeni rôle bokk na ci loolu leen gën a yitteel muy xiir nit ñi ci njaalo, war nañ ko ne njaalo dara nekku ci. beneen bi ki topp aussi mooy que ni ci njaalo gi lay duggaat ba tey, mais koo xam ne bëgg nga ko avant nga koy takk nga ëmbal ko, parce que boo xoolee mooy li ma wax sànq, Pod avant muy takki Eva da koo ëmbal, avant muy takki Béthio da koo ëmbal, Nabou aussi Sir ëmbaloon na ko fi ëmb bu yàqu. donc kon ñoom gëm nañu képp koo xamante ni daal bëgg nga ko yéen ñaari nekk ngeen danga ko war a ëmbal avant nga koy takk. te boo ko ëmbalee aussi du mujj fenn, parce que ñoom bu ñu leen ëmbalee seen yaay moo leen di wax demee ngeen takk ko, te li ñu xamoon fi may koo ëmbal sa yaay moo lay génne wala mu taxaw ci taxawaay boo xamante ni mooy loolu, mais dañ lay ëmbal ba pare sa yaay di la encouragé. donc loolu ki nga xam ne jeune bi nga xam ne moom yàlla dogalu ko mu am xel mu yeewu dëgg buy seetaan série yooyu di ko gis day jàpp ne moom lii mooy réalité, day jàpp ne lii dara nekku ci. donc kon moom buy nekk kenn mën na ko ëmbal aussi, te loolu lu grave la ci société boo xamante ni société sénégalaise la. bokk na ci danger yi nga xamante ni Pod et Marichou am na ko muy franc-maçonnerie bi nga xamante ni Sénégal yi dañ ko daan dégg rek mosuñu koo gis mosuñu xam moom mooy lan. instant bi Sénégalais boo dem jàkkaarloo moom dana la wax lan mooy franc-maçon, parce que seen série bi lañ jël lépp daf ko affaire de franc-maçon mu nekk genre publicité. noo ciy duggee ñoom ni ñuy doxee, jàpp nañ aussi ku ki nekkul doo am pouvoir, ku ki nekkul doo am xaalis. donc ñu muy pousser jeune bi Sénégal xam nañ ni dëkk bi dafa metti, amul liggéey amul xaalis. donc buñ la gisee liggéey yu yomb yooyu nga xam ne daanaka sax doo liggéey nga dem am fa xaalis bi dul jeex, donc bu la yàlla dimbalu da ngay dem. donc ñu ngi def promotion di ko defal ñi nga xamante ni ñoom ñooy franc-maçon yi. loolu nekk loo xamante ni aussi kilifa diine yi war nañ cee wax, kilifa aada yi war nañ cee wax. donc nag kenn jugul wax ñun en tant que jeune boo xamante ni dafa bëgg réew mi développé, te réew mi développé
ak jikko yu baax ki lay développé jeunesse bu baax ki la réew mi di développé mais pas jeunesse boo xamante ay franc-maçon lay doon wala jeunesse boo xam ne dañuy ëmbalante koo jekku ëmbal seen morom donc loolu bokk na ci yi nga xamante si nii waa Marodi ñu ñoo ngi koy def ci série bi di Pod et Marichou jaaduwul. beneen bi ki topp boo xoolee mooy Marichou moom ki nekk ñu ne daa joŋe patati patata Marichou day def affaire yoo xamante si nii c'est inexplicable nga gis des fois muy sang pot ngeen di ko seetaan nii xale yi di ko seetaan nga toog ak sa doom di ko seetaan nga gis muy fóonante nga gis Momo di fóonante ak Kiné di fóonante ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne ñoom daanaka te yàlla wax na ci alxuraan la taqrabu zina jigéen boo xamante ne du sa jabar waxuma la nga teg ko loxo sax dafa araam waxuma la ngay fóonante ak moom bu doon sa biir nekk sax peut-être garaawul mais nga di ko def publiquement mu nekk série bi nga xam ne moom la ñuy gën a seetaan donc loolu c'est très dangereux parce que xale bi ko seetaan moom day jàpp ne lii dara nekku ci parce que ay mag yu toll ni Pod wala mag yu toll ni Momo ñu ngi koy def ci digg télé bi ñu toog ak seen papa di ko seetaan mu demee ci école ba peut-être ñu def ko fa te loolu dafa bokk loo xam ne yàlla daf koy tere baaxul kon jullit bu nekk war na cee bàyyi xel donc seen séquence yi ñuy joué ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax des fois nga gis leen ñu ne cinéma da ngay direct ñoom ñu ko ñu fee def série te duñ ko fa mujjee def am na série yu leen njëkkoon a am avant mais ñoom li ñu sañ a def di fóonante bi tëddante ci kaw bi di sangu ci piscine li ñu sañ a def ñoom benn série sañu ko fa def fii Sénégal ci bépp côté li ñu sañ a wax benn série sañu ko fa wax te boobu ba léegi nag déggu kenn wax ci waa Sénégal yi nga xam ne ñoom loolu moo leen fi tax a toog ñoom mësuñu ca génn wax ci te am na image yoo xamante ni warul génn parce que amul benn njëriñ li muy yàq moo ëpp li muy defar Marichou moom loolu muy def nee na dafa jonge loolu du dëgg série la góor ñu bari nag dañ ciy xoolu ak seen jabar parce que li Marichou ñu defal Pod la ñuy bëgg seen jabar yi di leen ko defal te loolu du dëgg mënul nekk man wóor na ma kan Marichou bu demoon série li muy defal Pod di ko defal kee donc góor yu bari dañ ciy xooloo ak seen jabar yi ba ciy tas ak ñoom te li ko waral mooy cause Marichou ndax que ni Marichou moom li muy def nekkul loo xamante ni réalité la du ko def du dëgg te leen di nax bàyyi leen seen xel yi ngeen di fooyee xalaatu ko def moo tax jigéen ñu bari sax mu nekk seen ennemi peut-être parce que li muy def te loo xamante ni gëm na ko série la ba pare góor yu bari tamit dof jàpp ne loolu mooy lu war a nekk. beneen bi ki topp bu mooy séquence yu bon yooyu ñuy joué noonu seen fonanteeg yooyu mooy que ni man acteurs yi ci nekk laay waxal muy acteurs yi góor yi ëllëg série yi diggante bu gàtt nga ko joué benn saison ñaari saison ñu fay la ci peut-être lañ lay fay yaa ko xam ñu man di toll image bi daf fiy des ëllëg da ngay nekk président ñuy wane ba nga doon fonante wala nga nekk ministre wala nga nekk imam wala nga dee ñu wane ba ngay fonante loolu ñaaw la kon donc waa Marodi ñu ngi leen di utiliser seen image yéen pour wut ci xaalis ñu ngi jaar ci seen kaw parce que xam nañu Sénégalais yi ñu ci bari dañoo bëgg lu bon dañoo bëgg lu tax Marodi gën a am audience bi mu am nii Pod et Marichou ëpp fi ay vues mooy que ni yu bon yi ñu ciy def foo leen téyeeg warante yi parce que Sénégal yi dañoo bëgg liñ ci ëpp ci ñoom bokk dañoo bëgg genre yu bon yooyu donc kon yéen acteurs yi nga xam ne yéen a ko joué bàyyi leen ci xel ci yooyu xam ne waa Marodi dañu leen di utiliser seen image di dund ci seen kaw ay dégg kon donc ngeen bàyyi wu xel mais man surtout jigéen ñi am na yenn séquence yoo xamante ne en tant que jigéen bu la ko réalisateur bi def loo bañal ba tëdd ci suuf xaalis jaru ko buzz jaru ko succès jaru ko ndax loo fi gis day jeex ëllëg da nga dem ba sëy dem ba am say doom nga dem ba màgget ndeysaan vidéo yi nekk YouTube du ma sa deñ say doom dugg di ko gis ñaan moo yow de sa yaay dara moo fi nekkoon di fóonante ak moomoo yow nga di ko gis yow nga dem ba màgget wala nga dem ba dee léegi ni mu gaawee nga xam ne bàyyiwul xale bàyyiwul mag mu doon tegaatal vidéo yooyu noonu looy wax mbokk yi dañ bàyyi xel àdduna bi xam ne ndaw gi ñu nekk diggante bu gaaw la boo xam ne day paase war nañ ciy profité waaye naka lañ ciy profité def lu baax ba bu ñu màggetee duñ ko rëcc ba bu ñu deewee duñ ko rëcc waaye waruñu di profité di jàngale njaalo waruñu di profité di jàngale franc-maçon waruñu aussi en tant que acteur wala actrice nga xamante ni ñoom ay royukaay lañu waruñu di nangu réalisateur
wala scénariste wala mise en place ki koy def da leen defloo yenn yi buñ la ko defloo yow yaa war a bañ sa dignité nga ne man lii duma ko def ndax man jullit laa doomu jullit laa lii amul njariñ jullit ñi parce que Sénégal yi duñu ay dof boo waxee ñu ne dafa war a direct Sénégal yàgg nañoo seetaan théâtre ñu ñoo mujj théâtre ñoo bi ñuy théâtre sax fekk ne théâtre xewi bi ci topp mooy seen acteurs yi ak seen actrices yi ay réyukaay lañu war nañoo bàyyi xel bu baax nu ñuy waxee war nañoo bàyyi xel bu baax nu ñuy solo ak nu ñuy doxee mais boo xoolee seen acteurs yi seen actrices yi ku ci gën a dàq sol lu bon nga ne ma kii amul kenn ci ñoom koo xamante ni day sol lu baax ñoom ñëpp dafa mel ni que ni ñoom pour nga signé Marodi am fa contrat moom dangay sol lu bon par la force boo nekk jigéen génn seen ween génn lu nekk lu gën a bon ci seen yaram yi ñu génne ko dafa mel ni que boo nekkee foofu moom waroo sol lu baax boo solee lu baax moom dafa mel ni dañ lay dàq waxuma seen biir séquence yi sol gu bon giñ ci sol mais buñ génnee dañ ci fuñ mën di dem moo xam soirée moo xam ñu nekk seen kër seen cinéma bi da ngay gis lu bon la ñuy sol te ñoom ñu nekk ay porteurs de voix parce que artiste yàlla moo ko def am na ñu lay bëgg donte kenn la sax am na kenn ku la bëgg te yàlla tax koo xam ne yow xamoo ko sori na la torop te kooku yow loo def da koy def kon donc yow war ngaa xool bu baax li ngay sol war ngaa xool bu baax fi ngay dem mën ngaa xool li ngay waxee mais ñoom loolu lépp bàyyi woon ci xel malheureusement donc kon mbokk yi loolu moo nekkoon vidéo tay bi weer gi sant bu baax di leen gërëm di wax kilifa diine yi ñu wax ci waa Pod et Marichou ndax li ñuy def jaaduwul di wax waa Sénégal yi nga xam ne ñoom ñooy wàllu googu ci wàllu télé ak rajo ñu wax ci Pod et Marichou parce que li ñuy def jaaduwul di leen sant di leen gërëm di sàkku ci yéen ngeen abonné ci seen chaîne YouTube bi di Une Vision pour mën a recevoir yeneen vidéo yi di ñëwaat jërë ngeen jëf